mbokku internet yi waaw Sen Espoir TV tey moo fi ñëwoon tey di bëgg a waxtaan ak ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy séddale wàllu dund bi ñu ñëwoon tey fekk suñu benn grand daal di laaj grand tur bi nan la. man Mamadou Ismaïla Souleymane Niang. Mamadou Ismaïla Souleymane Niang waaw ñu bëggoon nga présenté wax yaay kan. waaw man fii moom maa fi coordonné vérificateurs yi man maa leen di coordonné quoi ñu ngi dépendre directement ci ministère bi waaw Mansour Faye donc ñun ñoo fi bras droit am tey jii nii à part madame Dia bi nga xam ne moo yor mbooloo mu liggéey bi ci wàllu département de Pikine bu weesoo le coordonnateur Birane Anta Sey bi nekk Sicap Mbao mooy le coordonnateur de l' arrondissement de Thiaroye en même temps le coordonnateur de la commune de Sicap Mbao Diamaguène man maa fi nekk comme coordonnateur quoi au niveau de Thiaroye Gare. waaw ma bëggoon laaj si wàllum maanaam joxe bi quoi mbaa amu leen ci benn difficulté rek. bon macha allah amuñu benn jafe-jafe tout au contraire vraiment sant yàlla la parce que bi ñu commencé liggéey ba léegi moo xam ci ciblage bi la concernant RNU bi mooy ñi nga xam ni nguur gi da leen jox bourse ba ni ñu ko noppee def ba ni ñu defee ciblage bi mooy ñi nga xam ni amuñu bourse vraiment yàlla defal nañu sutura ak xale yi nga xam ni vraiment mooy vérificateur yi nga xam ni pratiquement ñoom ñëpp ay étudiants lañ ñu ngi def liggéey bi anam bu yemb teg ko ci yoon ci dëgg lañ ko teg ak critères yi nga xam ni moom lañ ñu ministère bi recommandé ñu topp ci ba yàlla defal nañu sutura amuñ benn jafe-jafe. waaw kon mu mel ni que rek yaakaar naa ni fi mu toll nii kon kuy ñëw da ngay ñëw indi sa carte d'identité ak sa këyit bi nga xamante ni moom lañ la joxoon moom ngay présenté ñu soog la jox. waaw parce que boo seetee dafa am décret benn arrêté boo xam ne dafa jóge sous préfecture moo fal ñi nga xam ne ñoo bokk ci sous comité yi moo fal bi ñi nga xam ne ñoo nekk communal parce que dafa am benn arrêté communal boo xam ne moo tënk comité communal bi ñi ci bokk comité communal bi ñoom aussi ci arrêté boobu la ñu jël copie conforme installé ay sous comité ci quartier bu nekk suñu defee recensement ba pare ba jël dugal ko ci liste yi dañ koy yóbbu sous préfecture soo ñu comité communal bi validé ñu yóbbu ko sous préfecture au niveau de l' arrondissement mu validé ko da koy wàcceewaat PV bi dafay wàccewaat mu ñëw ci commune bi su ñëwee ci commune bi ci la ñuy apprécier mu ñu joxaale ñu coupon yi vérificateurs yi dem sous préfecture remplir coupon yi coupon yooyu nag mooy doon référence kit de référence bi boobu la parce que moom la ñu joxaat chef de quartier yi ñu tas ko ci askan bi suñ ko tasee ci askan bi comme ni tey sooy ñëw da ngay ñëw andi sa coupon boobu ñu lay jox ak sa carte d'identité mu accompagne gis nga vérificateur yi ku ci nekk mu ngi ak benn liste yooyu liste quartier la léegi suñu ñëwee dañuy respecter distanciation sociale bi 1 mètre la soo ñëwee fini stable fekk ñu joxoon la benn coupon benn numéro sa numéro bu jotee da ngay ñëw fii su am na koo xam ne toog suñu toogee nag comité de quartier bi moom mooy def ciblage bi day segg waaw suivant ki nga xam ne moo gën a ndóol wala moo nekk ci jafe-jafe dafa impacté par rapport ak Covid bi ñoom ci la ñuy tànnee donc ku ci gisul sa tur nga xam ni bokkoo si d'autant plus que fu mu toll nii Macky Sall yokk na ci 100 000 pour ñi nga xam ni dañu nekk ay boursiers lañ ñu ngi leen di fay mais seen tur nekkul ci liste yi ñi ngi ñu war a jox léegi 100 000 yooyu mu dégagé ñooñu ci lañ leen di jox dafa am ñoo xam ne ay handicapé lañ ay mongol ay muuma ñi am carte égalitaire de chance te bokkuñu ci kenn duggul leen ci joxuñu leen léegi Macky dafa am beneen loo bu 100 000 boo xam ne dégagé na ko pour que ñooñu dañ amaat beneen ciblage bu yam léegi ñooñu actuellement seen tour mu ngi sous préfecture li ñuy xaar mooy sous préfet génnee liste bi su ko seggee par commune mu jox Thiaroye listam boobaa ñu doog a commencé waat ñoom fekk Macky yónnee na le président de la république yónnee na ceeb bi denrée yi su ko yónnee boobaa ñu doog a commencé waat distribution yi waaw. macha allah kàddu yi leer na am na solo ok. nan la. Kéba Gueye laa tudd. Kéba Gueye waaw ñu bëggoon nga présenté wu rek wax yaay kan. waaw man maay directeur service action sociale santé et éducation bu commune bu Thiaroye Gare waaw.
waaw tey bëggoon nañu tey ñëw laaj leen tey maanaam comme wàllu dund bi ni ñu koy séddalee tuuti rek parce que dégg nañu sànq sa waaye témoignage yi mu wax comme tey mbaa du ngeen am ay jafe-jafe fii. waaw dañuy sant yàlla d'abord xam nga ne biñ ko commencé yàgg na ça fait presque un problème depuis commencement processus bi maanaam ci ciblage ba ci stabilisation liste RNU bi liggéey bi yëpp ba ci validation yi ba distribution bon yi ba distribution denrées yi amuñu benn problème macha allah à Thiaroye Gare voilà waaw amuñu si benn problème waaw. bëggoon naa xam kañ ngeen commencé distribution yi. distribution yi d'abord ñu ngi commencé ak xam nga dafa am ñaari phase am na ñi nga xam ne dañoo am bourse ñooñu bu dara dul dara état da leen daan jàppale di leen am lu mu leen di jox ñooñu ñun ñu amoon ci lu toll ci 526 ñoom ñoo njëkk a commencé semaine bële passé seen distribution biñ ko defee yàlla suturaal nañu def nañ ko ba pare sur 526 yi ñu doon xaar 466 ñoom ñoo ñëw. suñ ko commencé li phase bu si nekk rek bu ñu réunion ba tënk dara rek pratiquement ku nekk day dem yóbbul si sa secteur. information bi jàll foofu dañ koy dugal aussi avec xam nga la technologie saa yoo demee si Facebook bi dañ ko fay annoncé parce que tey boo demee di nga gis sama page Facebook ñu def ci données yëpp mi ngi foofu. au-delà de ça quartier yi aussi les délégués comme ñoom ñoo yor su comité lu ñu ciy def rek ñoom aussi dañuy am information bi à leur retour ñu def restitution bi seen biir quartier donc loolu moo tax information bi moom macha allah jàll na la preuve tey ñu ngi doon xaar 246 personnes actuellement pareeguñu mais presque 220 personnes ñëw nañ cela veut dire que kon information bi jàll na quoi voilà c'est ça waaw. mais leur population bi. d'abord xam nga lii ndimbal la mais li tax ndimbal bi am mooy feebar bi. il faudrait que ñu fexe ba ndimbal bi bu mu nekk ci kaw feebar bi am na mi ngi rey ay nit te virus bi ba léegi mi ngi fi mais da ngay sentir ne relâchement mi ngi am nit ñi niñ daan def masque yi takkakuñ ko nit ñi ñi ngi commencé di dem ci ay rassemblement ak yooyu nañu delluwaat ñu xam ne feebar bi virus bi mi ngi fi ba léegi et que dañoo gën a war a gën a dolli matukaay yàlla suturaal nañu ñun Thiaroye Gare amaguñu fi ay cas. parce que am na liggéey boo xam ne mairie bi def na ko ànd si ak population bi kenn desu si ñëpp mobiliser nañu liggéey nañ tey jii tey bi ñu commencé feebar bi famille boo dem kër goo dem am na mairie bi dugal na fa jet kit sanitaire ay gel ay détergent tey benn moitié wu quartier commune bi jox nañ leen ay masque kër gu nekk mu des beneen moitié bi ñu war a commencer fii ak quelque temps. rasque yi ñu ngi am en tout cas geste barrière yëpp ñu ngi ciy liggéey commune bi ak population bi ànd nañ ci tey relâchement c'est pas le moment nañu gën a continuer ci loolu respecter geste barrière yi parce que ñaan yàlla ba lii bu mu fi amati na ñaan yàlla vraiment feebar bu mu fi am ba ñuy indi ay ndimbal di ko fi jox loolu moo am solo donc nañu gën a farlu ku nekk parce que ku nekk moom lan la ñuy def credo bi lan la mooy masque yi ñu boole ko ci suñu solin ci suñu colin mu nekk suñu mode d'habillement benn deuxième chose yow da nga naan man dinaa fexe ba feebar bi du jaar ci man pour dem ci sama askan bu ku nekk defee noonu rek feebar bi dafiy jóge waaw loolu moo am solo daal incha allah merci. macha allah kontaan nañu ah kàddu yi am na solo ah. Senghar Gueye laa tudd. Pape Senghar Gueye ah waaw mu nga fi. waaw ñu ñëw fekk la fii tey bëggoon waxtaan ak yow rek parce que dégg nañ fi ay témoignages yu am solo bëggoon yow rek nga am loo ci sànni. waaw donc comme ni ko coordinateur vérificateur yi waxee ak aussi Kéba Gueye bi nga am directeur centre polyvalent bi aussi di piloter comité communal bi man aussi ma nekk membre du comité communal nekk conseil municipal donc yor sa commission éducation. je crois que loolu war na mën a soulager un peu quoi mais mën na soulager. donc pour préparer rek lañ jéem kii bon comme assouplir nañ yenn mesures yi quoi que comme ni ñu doon waxee 20 par classe sax ñu ngi ci doon proposer pour xool est-ce que jarati na ko l'essentiel mooy élève bu ci ñëw na sol masque te fii au niveau de la commune élève bu ci nekk jox nañu 3 masques donc enseignant bu ci nekk aussi jox nañu 3 masques donc gel yi aussi dañu jox ay gel individuellement ay élève bu ci nekk am gel enseignant bu ci nekk am gel. donc bu jeexee ñu renouveler ko waat fii noonu lañ def ci commune bi ko waaw donc noonu lañ ko defee ko donc fii moom je crois que y aura pas de problème te école yëpp am nañ ndox te ndox bi mooy l'essentiel donc on est dans les dispositions quoi pour ubbi incha allah voilà merci. merci ah. asalaamaaleykum waaw sëñ bi tudd nan la. waaw man maa ngi tudd Mikassi. Mikassi ah. waaw tey ñu bëggoon a ñëw rek fekk la fii ci école bi bëggoon a waxtaan ak yow. tey maanaam tey ñu fekk leen fii ñu distribuer affaire yi sànq ba léegi ñu ngi dégg témoignage ak affaire yi ma bëggoon a xam rek yéen affaire yi nu ngeen ko dundee fii. waaw ni ñu koy dundee dund liggéey la rek bon métti na mais yàlla baax na daal
vraiment avec population bi compréhension population bi ñu respecte aussi consignes yi vraiment moo tax liggéey bu heure bi sax war a fekk ñu def pause mais gis nga dafa gaaw ndax vraiment ñëpp ànd nañ ci ne buñ ko defee nii mu gaaw ñëpp ànd ci loolu moo tax amuñu benn jafe-jafe gis ngeen tey suba maire bi ñëw na fi donc moom moo assuré restauration bi moo assuré aussi donc yi nga xam ne peut-être que ne manutention bi nga xam ne mooy am quotidiennement ak susu yi parce que su ñu xëyee susu yi ñooy génne ceeb bi di ko def ci biti di ko ranger donc ñooñu aussi bu ñu paree da nga leen di fay loolu ministère fay ko maire yi moo ko fay donc ñii toog nii bu dañ fi yendu ñooñu bu ñu paree tamit dafa am restauration wala ak ndékki boo xam ne dañuy jagleel demee ci quartier am mu jox ko waa dëkk ba wax leen aussi que ne bu ngeen di ñëw ba sàngam ngeen di ñëw parce que dañu am calendrier heure bi ngeen di ñëwee nii ngeen di ñëwee ànd ak seen waa kër pour jël pour enlèvement produit bi bu ngeen ñëw aussi mesure barrières yi aussi nii lañ koy respecté bu ngeen fekk police parce que ngeen police tamit chaque jour mu ngi fi vraiment aussi occasion aussi di leen ko remercier mais aussi de remercier vous la presse man defe naa ne aussi vous faites un travail extraordinaire parce que lii société civile moo ko doon def di wër di xool ndax société bi li ñu d'accord ak ñoom ñu ngi koy def wala war lañu ko déet mais yéen bu ngeen demee di ko def vraiment kàcc ngalaama donc vraiment aussi c'est l'occasion de remercier toute la presse mais particulièrement vous donc G3C c'est ça donc Sen Espoir TV waaw Sen Espoir TV vraiment di leen gërëm di leen sant daal ci liggéey bi yal na yàlla dal ñëw Sen Espoir TV waaw sànq ba léegi ñuy def ay interview ci gars yi ñu ñëw fekk clients yi nga xam ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñëw di jël aide yi daal yaay booy tur bi nan la Kardiatou Dia. Kardiatou Dia. waaw ñu ñëw fekk la fii nga jël affaire yi mbaa amoo benn jafe-jafe rek. ma déedéet yàlla baax amul benn jafe-jafe. baax na. mais affaire yi noo ko gisee. baax na rek sant yàlla di gërëm ñëpp. waaw loolu rek laa ci mën a wax. mais ni ñu ko séddalee baax na daal. baax na trop amul benn problème. amul benn problème. jaar na yoon. waaw def ngeen ngeen war a def. lan ngay wax nit ñi nga xamante ne ñoo ñëw bu ñëwee ñu tey. jërëjëf rek ñu téye rek ñu ànd ak dal. nit du lekk du war sagam rek. yàlla baax na jar ngeen jëf. gasi haadi. nga xamante ni moo nekk chef de quartier bi nga xamante ni moo nekk Amdalaay 1 ñu bëggoon mu présenter wax turam ñu soog a dugg ak moom ci waxtaan bi daal. asalaamaaleykum damay nuyoo rek di wax ni man la Khadim Dieng délégué de quartier Amdalaay 1A waaw. Amdalaay 1A. ngeen njëkkee foofu ndax bu boobaa sax dina mën a temporiser. aussi amuñu ci benn problème ndax y a une forte organisation boo xam ne moom moo fi nekk en même temps xam nga Amdalaay moom dañoo xaw a actif ci yenn situation yi. avant ñi war a génne kit yi ñëw sax fekk na Ablaye Keita moom ci groupe bi la bokk mu recensé booy yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ni leen dama leen soxla à 8h école bi ñu ñëwee avant souci yi nga xam ne ñoom ñoo war a génne affaire di ñëw fekk na mu recensé groupe yooyu ba jeunes yi ñu génne le maximum de kit possible boo leen gisee sax tey heure bi ngeen ñëw nii booy xool 200 et quelques yi dem nañ li des ça reste ay 30 et quelques loolu moo tax. ndax biñ ñëwee automatiquement rek dañoo commencé génne kit yi pour nga xam après bu vérificateurs yi ñëwee rek ñoom buñ ñëwee après ñu yor booy bu ñu vérifié gis sa tur jox la nga émarger rek ñun la acca demal jël nga dem loolu moo waral sax travail bi gaaw heure bii ngeen ñëw fekk presque 200 personnes yi dem nañ li ci des ay 30 et quelques personnes moo ci des te fii ak 5 heures incha allah ñoon dinañ mën a ñëw jël ci seen bos waaw. mais tey lan ngay wax population bi tey président. waa population bi xanaa bi. kon loolu sant yàlla la te ñun aussi dañoo baaxoo aussi loolu dañ koy sant suñu mag ñi njëkk a jël ndax bi ñu ñëwee bi Amdalaay njëkkee ñëw rek mag ñi fi nekkoon nga xam ne ñoo fi nekk dañ leen a njëkk a defar faveur ba pare te avant ñu jël aussi dañ leen a wax ñu defal ñu ñaan te xam nga ñun comme ay jullit lañ suñu lépp dañ ko war a démarrer ci ñaan googu mën nañ ñi moom moo ñu topp nii ba fi ñuy wax ak yow amuñu benn xaarma yàlla amuñu benn problème amul xuloo amul xeex jël nañ ko ci jàmm ak ci njëkk ak teraanga waaw. kon macha allah dernier mot bi lan la. waaw di leen remercier yéen tamit ndax mënuñu leen a fay ndax pratiquement yow bi nga may woo fekk na sax benn moitié bi dem mais dama la woo rek ngan ma kon maa ngi jël sama équipe ñu ñëw def fa reportage pour mun ko dugal aussi nit ñi gis ko di leen remercier yéen ñi ngeen xam aussi yéen a fi nekk di valoriser li ñuy def ndax li c'est important mooy Sen Espoir TV et puis dañ leen ñaan aussi li yàlla na yàlla def mu dem ba nekk ay télé xam nga ku ci nekk lii sa wërsëg nga def ko yàlla def ci wërsëg di ko commencé ci directeur bi wala ki nga xam moom mooy personne morale bi ba ci ki gën a ndaw yàlla defal leen jàmm yàlla def ngeen am ay télé Espoir TV je vous remercie merci en tant que délégué de quartier Amdalaay 1A Khadim Dieng merci.